tey ji lu jëm ci wàllu franc-maçonnerie ak ñi nga xamante ni ñoom laa séqal waxtaan wi Ndiaga Mbaye ak rek Mame Matar Gueye ñu ngi nekkoon ci ponk yu am solo di wax ni nag ci am na ci fii ba ci ay kër diine yoo xamante ni seen signe ya mang fa. foofu laa bëgg fees fadel Mbaye comme ni ko Mame Matar waxee ci yenn kër diine yoo xam boo fa déggee seen signe yi day fees dell. léegi bu nekkee maanaam signe bi mi ngi ci kër gi te xamoo ko loolu du wàññi dara. waaw bu dee moo nga fa. ah te li tubaab di wax nga nekk dans un état d'inconscience n'est-ce pas et d'ignorance te xamoo ko su boobaa suñu borom ci mbaaxam ak yërmandeem dina xam ne doonoo ci dara. bu fekkee nag da nga cee mais boo ko xamee tan xamlu. yaa ngi ñooñee yéen a bokk àtte. bokkatoo ci diine islam. léegi tey jii yéen ñi nga xam ne ñële bokk ñoom génn nañ seen bopp ba noppi ci diine islam. nee nañ l'immortalité de l'âme n'existe pas. et si seen constitution nee nañu ils ont effacé toute comment dirais-je toute référence à l'existence de Dieu dañ ko bind ci seen constitution bi 1877 mu ngi ci internet ku ne mën nga dugg mi ngi ci internet am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi leen nuyu yàlla na yàlla nangu ziar li ngeen di waxtaan neex na trop jërëjëf dafa war a yàgg dëgg la te vraiment ñu ngi leen di déglu bu baax a baax. dëgg la merci. li ngeen di wax nii neex na trop. merci. affaire formation yi ak affaire góor jigéen yi yéen a ci war a mën a wax bu baax nit ñi di leen dégg. nit ñi di leen dégg bu baax. ndax kenn ku nekk sa doom war nga koo mën a yar. mu dina jàng alxuraan xam lépp xam diineem. ba tax na su dul dugg ci affaire yooyu ngeen di waxtaan ne noonu dafa àdduna jeex na ba pare te ñun ñëpp ay doomu aadama lañ kenn ku nekk war ngaa yor sa doom man dama dëgg yàlla sama doom moom du dugg ci affaire yooyu ñaanuma ko yàlla su ko naree def maag moom dinañ am suñu jote vraiment kontaan nañ te li ngeen di wax bu baax ba Serigne Saliou Mbacké kontaan nañ. jërëjëf. affaire di ngeen ko war a wax waaye fii nag benn affaire lekk moo fi jaar boo ko waxee affaire promotion wala affaire diine ñu jàpp na tëj la te man looloo ma jaar dëgg la. am na solo am na solo. waaye xamal naa la benn affaire nit ñi dañoo war a gëm yàlla te yàlla tax. wóolu yàlla. waaye nag xamal naa la fi Abdoulaye waxoon rek. Touba gi ku fi nar a def loo xamante ni mooy safaan ba sa bakkan ciy dem rek. waaw fii sëriñ ñëpp ñaan nañ fi. te ñun yàlla rek la ñu yaakaar ñu ngi ñaan daal képp koo xamante ni yaa ngi ci nar a def lu bon yàlla na këpp sa kaw. ci barke Seydina Muhammad. jaajëf. am na solo ñu koy jaajëfal bu baax Ndiaga. dafa am benn soxna bu jotee jëkkëram. ñuy préparé di jël ay bagages ci këram kilifa ci dëkk bi. may wax benn commissaire su ma dee déglu xam na ki may wax Mame Matar bi muy xool ci jël bagage ci la jot benn ay feuilles yu bari ba gis ni jëkkër ji bokk na ci benn loge bu nekk Paris mu ñëw wan ma kayit yi ma jël benn kayit bi xool ko. ginnaaw damaa sopp woo ko téléphone jëkkër ji ñu ko am document yu ñu gis muy wane ni da ngaa bokk ci benn loge franc-maçon bu nekk Paris mu ni ma kan moo yor dossier ma présenté woo waxuma ko nag fi ma ko jëlee sa source mais daf maa expliqué ni ma jamono ji may nekk étudiant la woon te maa ngi ci gis dossier maa ngi ci gis ci dossier yi boo xam ni 2005 la woon comprendre sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yàlla na ko yàlla dolli leer te matal liggéeyam bi mu fi bàyyi ci jamono yi muy ñëw Dakar ci lu yàggul dafa am kilifa diine goo xam ni ñu bari jàpp nañu ni bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen ni tëqale ni ku ñu sopp Rasulullah lañu bu dee dafa am ku nekk ci ligne bi dafa am ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi leen nuyu maa ngi fi sant alhamdulilah. yaa ngi jàmm. sant yàlla bu baax. maa ngi seetaan seen émission télé bi. waaw di rafetlu jotaay bi yëpp. jërëjëf. yàlla def maa ngi connecté quoi connecté laay woote nii. macha allah.
waaw yal na yàlla jàmm foofu quoi vraiment affaire bi li ngeen def nii rafet na trop quoi. merci. xam nga promotion moom ñu ngi ubbi ko mais nag aaxiru zaman moo demee nii parce que mos naa déglu benn borom xam-xam bu mag. bi ma Masiihu Dajjal day ñëw mu di jamono. Masiihu Dajjal boobu mooy lii promotion yi. ak bët bi yal na yàlla def foofu jàmm dégg nga. amiin amiin amiin. amiin yal na yàlla def foofu jàmm. amiin yaa Sénégal rabbi. mooy amiin. mooy jëloon ci seytaane yi. parce que yëpp seytaane daal. jërëjëf. jërëjëf am na solo tuuti Chéri Lamp Fall moom ma nga foofu ca diwaanu HLM nee na ñoom tamit ñi ngi seetaan ñu ngi leen di ziar ak lamp yam ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax Ndiaga waaw mu mel ne dafa am keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na nga def ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay lu bëree bëri. waaw dama bëggoon jàll en direct ci biir kii bi. waaw yaa ngi ci biir yaa ngi en direct. émission bi. waaw daa jàll kon. nga ne. ma ne émission moom rediffusion la wala. du rediffusion en direct la yaa ngi ci biir direct sëñ bi. mais man instant bi daa mel ni yéen da ngeen wax ak keneen wala mu demee noonu. bul déglu télé bi da ngay dégloo ak sa téléphone. ah ok. voilà léegi bàyyi télé bi fee nga wax ak sa téléphone ñu ngi lay nuyu. déglu léegi man. waaw. ginnaaw bu leen nuyoo di nuyu Mame Matar moomu. ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay fay. di nuyu Ndiaga ak borom ataay boobu noonu. ñu ngi lay fay. waaw borom ataay boobu wax nga lu am solo maanaam. feeñ yi. bu fekkee dañ kaa gis ba noppi ñu soguñu ko. loolu lan la mën a def si ñun ak lan la mën a wàññi si diine yi quoi. waaw point boobu lañ saa koo leeral ngeen jéggul ñu nag ñu ngi rafet émission bi rafet na loolu macha allah. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf am na solo Ndiaga. mu ne li Mbaye wax sànq ne bu fekkee ne mi ngi ci bërëb te ña fa nekk xamuñu ko ban jeexital la mën a am ci ñoom. ok dañ leen di informer nee ko dinañ def këru diine yooyu ñeent lañu. informer leen. këru diine yooyu ba wax leen ne place baa ngi. kon këru diine ya jeex na de bu dee ñeent yëpp mën fa. xam nga lu tax. non seen financement daa dugg ci réew mi. këru diine yi ëpp na ñeent parce que xoola yu mag yi rek. Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne. ñaata ngi noonu. waaw ma ne Ndiassane ak Ndiassane. ma ne 8 yooyu am na ñeent yu ko ci am ak ñaar yu fës lool. seen signe fës fa. ñu nga fa mais li ma wóor man li ma wóor firndeli preuve yu leer ne ñoom la wala dafa xaw a ñuroo rek. non man ñu jël balaa ngeen may tontu ñu jël ki ci ligne bi. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi leen nuyu. waaw ñu ngi lay dangalo nuyu maa ngi lay nuyu lu bare am mbégte ci leeral bi nga xam ne yéen a koy def. ñoo la gën a kontaan man la Mamadou Medor. ma daal dama kontaan ci Mame Matar Gueye moom. macha allah nit ku baax la nit koo xamante ni dëgg lay wax. macha allah te vraiment daal yoon bi mu jëm nii ñu ngi koy ñaanal mu gudd fan lool. ak wér amiin yaa rabbi amiin bu baax la wax dëgg yàlla. amiin. di rafetlu tamit vraiment émission bi daal bi parce que nit ñi dañ doon dem am ñoo xam ne xamuñ bi loolu mais dañ ci gën a mën a xam pour mooy dindiku. dëgg la. ndax moom dañuy mucc ci seytaane bañ a laal yëppam. dëgg la. ndax allo. ñu ngi lay dégg bu baax sëñ bi. waaw ma ne. xam nga adduna dafa nekk dañ nekk ci mujj jamono. ba am na ci juróom-ñaar ci yoo xam ne yéen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko. parce que dana dem ba masiwul dajaal tamit dana ñëw masiwul dajaal benn bët lay am ci jébi. da ngay wax mu tàllal la ñaar ne loxo ndajoor àjjanaa ngi ni nga gis ay dëkkuwaay yu rafet. mu ne la safara ci loxo càmmoñ mi nga gis dëkkuwaay yu yow xamante ni bi day doy waar. nga ne la sa mbokk dafa am bu faatu mu la kañ dem ci armée li nga wax ak moom fekk loolu yëpp du dëgg seytaane la. parce que am na moom seytaane dafa am siyaat dafa am. seytaane mooy koo xam ne bu tey mu jil def mbaa mu soo mu def la bon. siyaat bi mooy suñu naan su mun bukk mun hum yi. dafay dund tax lu lànk te du jëm wax lu jëm ci yàlla suñu borom bi daal. dëgg la. ba alalu àdduna dafa jël yenn yi. nit ki alors boo koy dimbal da koy dimbal ci yàlla tax. waaye jéem dugal ci loo nga xamante ni bii neexul yàlla ëllëg duñ ko def ndax yéen di salaatal dañoo du tëdd ñaari junni ak suuf ba ñu ngi ci junni ak juróom téeméer ak juróom fukk. ah li nga xam ne ak jeex na ba pare suñ ko téeméer da nga yaakaar ne yow li nga dund bari na fekk àdduna dara yàggul. parce que bi àdduna su ko ba léegi ci maam Adama ba léegi 27 milliards ñu ci tëdd di xaar 27 milliards. 7 milliards ñoo nekk ci kaw suuf si dama ko dikk. nañu jëlal xel yi ak xol yi dem si yàlla suñu borom yàlla kenn da ko bokkaale boo xool ci histoire yonent yi.
da nga xam ne yeneen yi nga xam dañ ñëw pour ñu dellu jëm ci yàlla. waaye waxuñu pour ñu jaamu mbirum seytaane ngir alalu àdduna dong jëru ko. waaw ñun doomu aadama booy dee na la dëgg rey ci dëgg na nga dem bu nga dee ci dëgg taxaw ci dëgg comme Cheikh Amadou Bamba mu taxawoon ma balaa man nit ñi baax na leen roy mooy ndi ko lépp lu nga xamante ne bii dafa lay yàq ci diggante sa borom ndax nit ku ne ngi ànd ak ñaari malaayika. am na solo dem na rëcc na ci ligne bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax sëriñ bi wax ji am na solo ñu ngi jaajëfal tamit Diop le maire ci taay ji ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax moom Diop le maire ci fauteuil yi maître am na keneen ku nekk ci ligne bi sama question bi du yéex am réponse de asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo maaleykum salaam na ngeen def. ñoo ngi fi bu baax. ça va. ça va bien merci. alhamdulilah. alhamdulilah. télévision Sen TV ah. waaw yaa ngi en direct. waaw na ngeen def. ñoo ngi fi sant bu baax. sant alhamdulilah. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ma Matar Gueye moom. di ko ñaanal. yàlla defal ko jàmm. amiin yaa rabbi. defal ko xiiwal defal ko mucc. amiin amiin yaa rabbi. ndax ñu xool seet na bu rafet ci taxawaayu Sen TV. taxawaay bi rafet na. digle bi rafet. yee doomu aadama yi rafet na. ba tax na maa ngi koy sant di ko ñaanal. lii mu teg tànk. bu mu ci xool kenn ci àdduna ko mooy digganteem ak borom digganteem ak yonent la. xam ne mi ngi liggéey bi yàlla liggéey boo xamante ni xamul sax fu mu tàmbale xamul fu mu yem. sunu borom dana ko fay. alhamdulilah. ndax li mu waxee moo ci nekk. ñëpp suñu xol naqari na ci. luñ mën ci saafara ko ci alal danañ ko def luñ mën ci saafara ko ci wax danañ ko def luñ ci mën a naqaru ci suñu xol it danañ ko def. incha allah. mais nag yàlla sama borom moom mbirum du jeex. ba tey am na ñu ko fi nekkal ñoo xam ne nii duñu bàyyi mukk ba kër yoo ma xeem duñu ba mukk waxtu wu ne ñu ngi ko fi nekkal. di ko jëfal di ko dimbali ci doomu aadama yi te képp kuy liggéey yàlla ci doomu aadamaam yi da nga xam ne sama borom dana la fay. Sen TV nag yéen amuñu seen fay. parce que vraiment gàcce ngàllama. jërëjëf. gannaaw beneen grand journaliste bi damaa jàpp turam. Ndiaga. Ndiaga. ngi ziar bu baax a baax. ku rafet taxawaay la. macha allah. ku rafet xam-xam bu muy doxee la. ku dëggu la ci ne ko seetaan waxtu ne di ko dégg di ko gis. macha allah. ne ko moog ñaan yéen yi ak xalaat bi ngeen di ñaanal suñu diggante ak suñu borom ci suñu xol lañ ko tibbee. dëgg la. sama borom man na ko yàlla na ko defal ci barke weeru koor gi. amiin yaa rabbi amiin. amiin yow it ku baax la ak nag kilifa télévision bi nga xam ne nag mooy importance yi yëpp ndimbali doomu aadama yi ñu fi def ñoo ngi koy gis amul du ñuy xool beneen télé daal dugub bi ñun moom la ñu am. jërëjëf moom la ñuy xool ndax dañ liñ ci gis daal du ëpp ci luy dox li ñu dox lu jëm ci suñu borom moom bari na lañ ko ci gis te loolu rek du ñor. ngeen ñu seetaan di beeg loolu mooy suñu càkkuteef. mu ngi moo tax parce que vraiment. on est très content bugaat ngeen ko ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam. jubal ni mbiram sotale. amiin yaa rabbi. nan góorgóorlu bàyyi naxa yi bari na naxa yi bari na. naxa yi bari na. waaye nag sama borom moom moomu jaamam. ñun ñii ñëpp bari na ñoo xam ne am na ñoo xam ne nii da ngay toog bari nga dégg benn histoire su bi jënti di ca dox ba dégg ci yenn version yoo xam ne nii xam ne àdduna fu ñu ko jëmee noonu xamuñu ko. waaye nag yàlla moom li ma wax rek sëñ Maxtaar nag moom ñu ngi koy ñaanal loolu lañ mën. macha allah. jërëjëf jërëjëf sëñ bi waxtaan wi am na solo da ngeen di ñëw ci sama tontu ci sama laaj. waa xanaa di sant mbokk mi génn léegi dafa waxul turam. waaye ñu ngi koy delloo ñaan yëpp. barke weer bu tedd bi. amiin yaa rabbi amiin. di ko gërëm tam ci kàddu yu rafet yi mu yëkkati ci sama turandoo. incha allah. Njaga Yaram. jërëjëf comme wax naa ko sànq daje nañu ay yoon. ay plateau waaye taxawaayam mosul soppeeku. waaw xam naa suñu sëriñ bi toog itam maa ngi koy doog a gis. Babacar sëñ Babacar waaye itam xalaatam rafet na. alors lii bokk na ci li nga xam ne mooy taxawaay bi mag ñu baax ñi santaane par rapport ak axiru zaman bi nga xam ne nuyoo na ba noppi.
te du ay waxantu ndax jëmm yu tedd yu mel ni Baye Niass Baye Laye Cheikh Al Khalifa Seydi Hadji Malick Sy Amadou Bamba bi nga xam ne bind na ci téere lëmm ñoom waxantu taxul woon ñu jóg lii la ñu séntu woon bu ko defee taxawaay yu mel nii bokk na ci la nga xam ni dana tax askan yu mën a jël seeni matuwaay ndax mën a dékku mbir mi aar njaboot gi sàmm suñu imaan ba mu bañ a taq dara ci gàkk-gàkk kon nag yàlla na jëm kanam yàlla na yaatu dama bëggoon dolli nii ndey xadi na sa xel dal nii ñu defee jataay ak sëñ Muntaxa ak yeneen kilifa diine Touba Tivaouane Ndiassane et cetera wax leen gàmmu musiba bi fi naroon am te ñoom fu ñu gàmmoo ba noppi dañuy samp seen i muqaddam bàyyi leen fa bàyyil jox leen i millions yi millions leen tuddee gàmm sax nag bu fekkee lu ñaaw loolu yëpp la ñuy def wala ñu leen wax gàmm tarixa la dañ seen diine la ci ñoom suñu tarixa sax alors ma doon wax ni sa benn naataango journaliste boo xam ne sonnal nañu naan nous sommes des intolérants ces 32 organisations qui veulent remettre en cause la liberté d'expression ma di ko dalal xelam may dalal xelam ne ko daf ñu éditorial rek di dal suñu kaw rek ba bokk ca mën naa waaw moom kay xam nga dëkk bi ak ñaan yu baax yi fi mag ñi def waa kooku kan la nekk ci musiba muy wëy déedéet day am fu mu yem de kooku kan la waaw xaaral naa la wax hors antenne parce que mën na cee bokk yaa ngi dégg kii sëñ Mbaye ma di ko leeral ni ñun ñoo gën a am mbégte ñoo ko ëpp mbégte ci li ñu yàlla baaxee ñun Sénégal constitution bu taaroo nii ci wàllu démocratie ba Afrique yëpp naw ko ndax li mu fësal la liberté d'expression et liberté d'association loolu nag ci constitution yi mooy ñu may sañ-sañ bi ñoom tey am na dëkk yoo xam ne lii kenn xalaatu ko wallaay kon ñun ñoo ko gën a kontaan ci loolu te dañuy bokk sax ci li défendre loolu nga xam ne mu ngi ci suñu constitution depuis l'ouverture démocratique bi fi Abdou Diouf ak Senghor defoon en 74 waaye daf ko limité woon ak 4 courants Abdou Diouf ñëw en 81 daal di ko def ouverture démocratique illimitée daal di ci samp nag bu baax liberté d'expression liberté d'association na xelam dal xeexuñu loolu nous sommes des démocrates waaye ñun dañuy wax ñoom noonu ñu libéré franc-maçon yi am liberté d'expression et liberté d'association waaye pourquoi ñun amuñu droit ñun itam en tant que talibé ndono lu rafet li fii Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi Seydi Hadji Malick Sy Baye Niass Baye Laye ak ñeneen ñu baax ñu tëdd fii pourquoi ñun itam amuñu droit en tant que talibé joxante loxo aar ndono loolu ba ku ko bëgg a xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon bu yaboo nga nekk jinne franc-maçon ñu taxaw jàmmaarloo ak yow mu jaral ñu lu ne lu tax amuñu droit boobu waaye yéen itam en tant que talibé tamit waaw xam ngeen ne am na ay këru diine yoo xam ne am na signes yi dinaa si jëm tamit en tant que talibé maa ngi ci jëm ci kër yooyu wax dinaa si jëm ñoom ñu leen seen kër yi am na ay signes yooyu ngeen dindi leen sëñ Babacar dinaa si jëm parce que yow turu tedd nga am te lii nga wax yëpp ay wax ju tedd la bu tegu ci yoon loolu dinañ ci ñëw waaye dama bëgg a tontu kooku ne ko remettre ñu en cause la liberté d'expression bu mu ñu accuser d'obscurantisme ànd nañu ci démocratie mooy ci journaliste bi waaw bi Ndeye Khady bëgg a xam waaye ñun dañu wax ni autant franc-maçon yi am nañu droit dem Gabon congrès fa daganal fa ngóor jigéen am nañu droit dem Île Maurice congrès fa daganal fa ngóor jigéen dem France daganal fa le mariage pour tous par la loi du 29 mai 2013 autant am nañu droit boobu ñun tam en tant que talibé am nañu droit aar li fi mag ñu baax ñi bàyyi. nañu reconnaître ce droit là ndem démocrate la. ce droit là dañuy jëlaat keneen koo xam ne mu ngi ci téléphone bi asalaamaaleykum. loolu rek la waaw. sëñ bi na nga def ñu ngi lay nuyu. am aha da nga bëggoon participer ci waxtaan bi. waaw waaw. yàgg na ci leen bi trop. waaw ñu ngi jégalu bu baax ñu ngi jégalu bu baax. waxtaan bi am na solo trop. waxtaan bi am na solo waaw. jërëjëf. allo. allo ñu ngi lay dégg ci télé bi lay dégg da ngay bàyyi télé bi ngay dégloo après nga jël sa téléphone. wàññi sa télé waaw wàññi sa télé ba mu sës ngay dégloo ak téléphone bi. mu mel ni kon rëcc nañu ci ligne bi mais tey jii tamit leneen loo xam ne bëggoon naa ko xam mooy sénégalais wala Sénégal ci gis-gisin bu yaatu su ni ñu dégg-dégg bi ñu am ci franc-maçonnerie moom mooy loo xam ne sorcellerie daf si rax. loo xamante ni
da ngay jël sa benn tànk joxe ko. mais non loolu xam ne da ngay jël sa doom joxe ko. bu njëkk parce que da ngay gis fii préjugé yi day def boo gisee ndey xam ne xam nga andi woon loolu tànk bi la tayle bopp bi la tayle est-ce que muuraayam gi karaw gi joxewul karaw c'est-à-dire que li andi woon loolu mag ñi dañoo baax bëgg nañoo xeex loolu li gënoon a gaaw mooy ñu xooxal seen doom yi wane ni da ngay joxe sa doom xam nga bu ñu la waxee ni ku ca bëgg a bokk da ngay joxe sa doom te nit bëgg lu dul doomam ku ca bëgg a joxe da ngay joxe sa tànk te nit bëgg lu dul cëram da ngay daal di doon ku koy moytu mais loolu benn façon de communication la boo xam ne mag ñee ko fi andi woon pour ragal loola ba doo ca gëstu ba di ca bokk bokkul ak wàllu njabar ak comme liñ ko waxtaanee woon bee passé maanaam nga fàttaliku ba may gën a nekk tout tànk bu duggaguma école loolu maa ngi koy fàttaliku fenn fu ma dëkkoon benn borom alal bu rëy daf fa nekkoon mais kooku dafa amoon benn doomam boo xam ne wérul léegi nag foofu laa njëkk a déggee terme boobu sax waa màggaali ko di koy dégg ñu ne loolu la dafa tayle doom jooju noonu mais nag Sénégal moom léegi yàlla dogal itam ba doom jëne àdduna lépp ruus waaw bokkul xam nga day doon tombee waral ay gaaf am na ku nekk sëriñ bi waaw nañ ko jël asalaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam waaw dama bëggoon a dugg ci. bisimilah. yaa ngi si biir. maa ngi ci émission bi. yaa ngi ci biir. waaw dama bëggoon a participer rek doon rafetlu jotaay bi. donc bi ci topp tamit di wax ni Sénégal benn la. donc fi mu toll nii booy xool xam ni diine gi dafa manqué moo tax ñuy boole tijaan yi ak murid yi. ñoo war a muus nag xam ni tarixa yi buñ manqué ci lañ mën a amee dara. ndaw yi dal bañ a topp politiciens yi ndax seen bopp lañ ci nekkal. donc jàmm daal moo am solo. di leen sant bu baax a baax ndax lii am na ci solo. te dina tax tamit ñëpp yeewu. xam tamit seen comment dirais-je seen intention mais dara baaxu ci. jërëjëf di leen rafetlu rek bu baax a baax di leen wax tamit ngeen multiplier action yi. gën a sensibiliser gën a dugg sur le terrain pour que tout le monde soit au courant aussi parce que ce qui se profile à l'horizon n'a rien de bon augure. donc jërëjëf pour cette émission. j'espère que yàlla na leen yàlla sàmm. amiin amiin yaa rabbi. kontaan nañ lool. amiin ñaaxaat tamit tarixa yi ñu doon benn Idriss Macky Sall quoi qu'il s'en suit biñ leen topp ñu xam ni Sénégal ñoo ko moom. tarixa yi benn lañ fi. bu ñu topp benn politicien ndax bu neexee seen kër la ñu nekk. ñu ñooy toog di sonn donc foofu rek laa mënoon intervenir di waxaat tamit tarixa yi nañu booloo ndax booloo bi mooy suñu ndam de. ñu dislocé rek dañuy am wàll te loolu lañ bëgg. Tijaan murit benn la Sëriñ Tuubaa Maam Alaaji Maalik ay mbokk lañ man murit laa mais Sëriñ Sidi Maxtaar bi mu ñëwee loolu la xamoon moo taxoon mu teri ñëw sëñ Mouhamed Lamine Bara tamit def ci liggéey ba mu solo donc continuité la war a doon donc loolu laa doon wax daal di tuub nag di jégalu bu baax damaa kontaan bu baax. jërëjëf bonne continuation monsieur Guèye. jërëjëf Ndiaga nga continuer fi nga yemoon. c'est-à-dire que bu ñu jaawale ñoom seen rôle du affaire tay leeki nangam loolu xuuxal gu mag ñi doon xuuxal la pour ñu bañ a gëstu ba di ko xam mais côté bi ngay waxee côté njabar la ak côté fétis côté yoole jëndee alal sa cër wala jëndee alal sa doom wala jëndee alal sa nangam loolu moom bokkul ak ci wàllu wi dara ñaareel bi tamit rek fi maa ngi doon wax tànk ni ku baaxee sëñ Sidi Mokhtar ci mujjeelam ñëw Dakar bokk na ci koo xam ni day tiitaroo diine mais ci information yi ñu jot a am wóoruñu waaye tuumaal nañ ko ni dafa bokk ci loge ci loge bi kooku benn bis ñun ñu dem di ziar yi sëñ Sidi Mokhtar comprendre ma sa phrase bi Ndiaga je comprends waxaatal phrase bi voilà c'est-à-dire que dafa am koo xam parce que bëgguma nit ñi dégg ko man ni ma ko déggee non dégg nga dafa am koo xam ni kuy mbubboo diine la bëgg yonent bi lool mais si information yi ñu am turam da caa bokk na ci franc-maçon yi yéen ñan maanaam ci ñiy def gëstu ñoom Matar Gueye Ndiaga Fall keneen ak keneen ci liste yi nga xam ne am nga ñoo dégg ni ñooñu bokk nañ ci ñun noonu nga amee ñoo dégg la ñu amee ni kooku ca la bokk nem wóoruñu mais li ñu jaaxaloon mooy bi ñuy ziar si sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke
moom moo waroon a topp rek maanaam am na ñoo xam ne bu ñu jugoon moo ci topp moom moo ci topp mais bi ñooñu jugee rek la sëñ Sidi Maxtaar waa ji jug sëñ Sidi Maxtaar ni na kooku toog def ñaan fatu dem yoonam ba tey recevoir ko ba tey recevoir dafa mel ni loolu déggoon naa ko. kon merci kon day mel ni ñun lañu dañ déggoon ci baatu la sëñ Sidi Maxtaar da koo confirmer dafa ñoo won ni la kii maanaam dafa mel ni dafa ñuy won ni la ngeen ñuy xam xel ñaar kii ci la bokk foofu nag laay waxee ni kilifa yi am nañu yenn information yoo xam ni du ay journaux mu ñoo koy ci lañ koy lire mais ci seen baatin dañ koy xam yaa ngi wax sànq sëñ Sidi Maam Matar di ko wax ni ko maanaam signes yooyu nekk ci yenn dëkk yi ci yenn këru kilifa diine yi ndax kilifa yi yëg nañ ko yëguñu ko waaye ñàkkul mooy man mu doyee di mii nga xam ni def naa gëstu ba nga xam ni fu ma romb dinaa xam ni lii ci la bokk dëkk kilifa diine yi lu ma junniy personne ñoo nga fa te xam nañu signes yooyu ñoo ko war a dénoncer ñoom ñoo ko war a dénoncer ñu jël keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi leen nuyu. ñu ngi leen di fay. da nga bëgg a participer ñu ngi nuyu maam Makhtar Gueye. waaw mu ngi lay dégg. di ko sarga ci yoon woowu mu jaar. waaye man li ma jaar mooy lenn. waaw li Idrissa wax ci yonent bi. Kaba def ko fële Jérusalem te ñoom woote wuñu marche. te ñoom dañu waroon marche comme ni mu doon def bu njëkk ba loolu moom moo jaaxal. waa ci lu gaaw lu tax woote woo leen marche. waaw xam nga jërëjëf mbokk mi yàlla dafa dogal mois de février bi ñu génn. si la Jamra célébré fanweeri at ak juróom. parce que Jamra ñu ngi ko sos ci février 83. kon lu yàgg rek dëgg la. yàlla dogal na ñun benn régime moomuñu. régime bu ñëw. da nga ñuy fekk ci li ñu ne booy dem nga bàyyi ñu ci li ñu ne Abdou Diouf ba mu fi nekkee xeexu franc-maçon ci la gënoon a tar que ren parce que amoon nañu procès bu mag fa laa doon bëgg a tàmbalee sànq sax ak franc-maçon yi mu di ñun dañu déggoon di sa jamono boobu lu mel nii ñu fi doon bëgg a def te yàlla dimbali ñu ak taxawaayu kilifa diine yi ñu lajjaloo ko le 2 3 février dañu déggoon ci jamono boobu ñu ngi doon nas lu mel noonu booba ñu daal di def avant première li mbëri yi wax avant première avant làmb ji ñoom ñu ne dañuy def avant première benn conférence de presse bu ndaw fii ci relais route de Ouakam ci 1985 kan mooy def conférence ba ka nga xam ne moo fi nekk doon leen lay taayal ak leen waajal pour seen congrès bi mu di benn ambassadeur bu nekk ci gouvernement Abdou Diouf waaye comme que yàlla dogal na génn àdduna par respect pour sa mémoire ndax ay doomam a ngi fi te ñoom doonuñu ci dara soxla ñuy tudd turam mais ñëpp xam nañ kan la ñu ne kon conférence de presse boobu dinañ dem dañ ko kump ñu daal di dem relais route de Ouakam salle ba fees dal parce que xam nga dafa jege université étudiants yu bari ñëw waaye li ko ci di wax rek ne ku wax feeñ waa ji dafa tàmbale tarxiis daal di ne way c'est-à-dire même langage que congressiste franc-maçon yi nga xam ne ñu ngi doon yónnee xale yi ay WhatsApp lu jiitu seen congrès bi te loolu wax naa procureur ne ko parce que dama ragaloon ne coow li du yem fii parce que daw heureusement daw nañu génn dem Congo def fa seen gàmmu mais bu ñu dëgëroon bopp dinañu génn les captures d'écran WhatsApp ay message de propagande pour corrompre ay xale génn leen ci tarixa tijaan génn leen ci tarixa murit génn leen maanaam ci diine dugal leen seen kuréel yooyu yëpp amoon nañ ko alors donc waaw mais ci foofu nga nekk noonu tey jii gis nañ ci Sénégal yaakaar naa ni YouTube boo fa demee di nga gis ay vidéo yoo xam ne ñu ngi koy def di tuumaal ay artistes ay jeunes artistes naan ci la ñu bokk fii ci Sénégal loolu dëgg la Njaga yow mi dëkk ci dëkk bi wala du dëgg loolu dëgg la wala du dëgg bari na artistes yu si bokk ci dëkk bi waaye yow kooku laajte sànq si téléphone bi Mame Matar yow tontoo goos danaa ko tontu dafa am lu ma koy nettali waaw léegi Njaga nga ne bari na artistes yu si bokk bari na artistes yoo xam ni dañ leen a utiliser ngir ñu def image bi te xamuñu ko am na ñoo xam ni def nañu image bi ñu tuumaal leen ni dañ see bokk après la ñuy soog a comprendre comme kan am ñoo xam ni dinaa wax li Mame Matar wax bu émission bi jeexee ma wax la ko tey foofu laa gis Mame Matar téye ko quoi nga aal ma ko Mame Matar bu émission bi jeexee ma wax la ko am ay artistes yoo xam ni dañ cee bokk ngir
ñu def ay ngir ñu siiw ci àdduna bi ngir ñu am ay disques yu mag ak ay raaya yu mag ci àdduna bi am na sax ñoo xam ne bi ñuy feetee ay millions jamono jooju amuñu million mais dañ leen a préparer pour ñu doon ay millionnaires ba seen clip bañ sa def ak way wañ sa def comme tey def naa ci benn chronique moo ngi ci net bi dégg nga waxal kan la est-ce que comprendre nga ndax dinaa la wax bu jeexee. waaw mais ci kooku Ndiaga. est-ce que comprendre mais damay wax ni. dafa am benn téléfilm bu fi amoon boo xam ni xam nga ñoom si seen signes yi bët dañ koo cee fonk. benn bët bi. waaw ak pyramide bi quoi. ak yeneen ak yeneen. mais bët bi ak pyramide bi ak étoile bi may wax bokk na ci li ñuy gën di fësal. mu am benn téléfilm boo xam ni ñi bokk téléfilm bi yëpp genn wàll gi la ñu wane. wane benn bët bi képp damaa woo kenn ka ca bokk ma ni ko xaw ma ndax xam nga wala xamoo mais du yàgg tuuti ñu boole leen ni da ngeen a bokk ci franc-maçon yi. muy benn façon de communication boo xam ni. lobbying boo xam ne dañ souvent dañ leen di utiliser. am na mbër moo xam ni xamul dara mais biñ koy utiliser jël ambassade France mu ñëw teeru ko jël benn waykat bu mag andi ko. après la soo ko comprendre ni sax dañoo utiliser image am pour jëmmal pour jëmmal franc-maçon mais ci utilisation boobu noonu ñu leen utiliser comme Mame Matar ñu jël benn musicien boo xam ne dafa am nit ñu bari moom du franc-maçon mais franc-maçon yi woo ko fay ko xaalis pour mu publicité leen seen benn signe mu accepté loolu jël xaalis bi publicité ko moom mën nañ ko boole ci faramason. moom ñoo bokk atte. même bu fekkee duggul ci biir. ñoo bokk atte parce que mu ngi leen di propagandal mu ngi leen di siiwal. mu ngi leen di mu ngi taaral. seen idéologie bi nga xam ne dafa safaanoo ak alxuraanul karim ak sunnatul nabawi. voilà léegi nag dañuy jël ki ci antenne bi après ñu ñëw nga tontu ci Idrissa Seck bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. delloo naa la nuyu. nga. maa ngi woote depuis Londres ñu ngi lay nuyu bu baax. di rafetlu seen émission. muy émission bu am solo. jërëjëf. di nuyu ñi toog ci plateau bi foofu yëpp ñu leen nuyu. ñi fa nekk yëpp ñu leen di nuyu. vraiment di rafetlu. et puis baax na ci communication dafa am solo waxtaan dafa am solo. mais waxtaan lu mu am solo. dafa baax na ñu dëggal li ñuy wax. ñu bañ a def plateau télé. ñëpp a toog ñuy waxtaan di wax am na ki nga xamante ni am nga ki nga xamante ni xam naa ki nga xamante ni loolu dafa dul wax. nañuy wax tur yi ak fan la. gis nga ñett ku suturalul sa bopp. duñ la suturaal. gis nga loolu moo ñu yàq tey Sénégal. ànd naa ak yow matelas bu metti bi ñuy demee. man dama ne communication nu mu amee importance. ñi toog ci plateau di mën a am possibilité wax. ñu xam kan la te ñeneen ñi amuñu possibilité wax wala ñit xam dara toog ci. nga xam dara yow ngay ne yaa ngi sutural nit ki te nit ki suturalul boppam du dëgg du yoon. parce que yow li nga xamante ni yaa ngi koy sutural nit ki nga am ay doom ñuy seetaan image bi muy ay clip wala leneen wala conférence say doom di ciy gis di ciy jëlee dem nga ba yàq yow tamit société bi. yow mi nga xamante ni tey yaa toog foofu ngay journaliste wala nga nekk ci benn ONG yaa xam ci loo nekk da ngay sensibiliser da nga nar a sensibilisation dafa nar a mot sensibilisation dafa nar a jaar yoon te mot. loolu mooy lan tey Jamra ñu ngi def liggéey bu extraordinaire mais malheureusement ñoom dañu wét. dañu wét ndaxte gis nga ku gis jinax ne jinax gi. ku gis li nga xamante ni jaarul yoon ñun ñëpp ay magum jëmmale ñun ñëpp xam nañ lu jaarul yoon mooy lenn déjà gis nga am nay jamono bu ñu nee léegi la yëpp gën a fës franc-maçonnerie bi léegi la ëpp doole li yàqu ci dëkk bi léegi la ëpp ci lu bëre parce que lu tax parce que communication bi moo jaarul yoon li ko yàq tamit mooy ñi nar a wax waxuñu ñi nar a wax dëgg waxuñu man maa ngi fàttaliku bu baax. rëcc na kon ci ligne bi ñi war a wax waxuñu ñi war a wax leen. ñu tontu ko rapidement. gis nga mbokk mi ñu ngi lay gërëm di la sant.
ñàkkul yaa ngi suivre yëngatu yi Jamra di yëngatu rek te gisuñu ci suñu bopp jiitaluñ ci suñu bakken pour ñun xeetu jàmm yàlla la rek ci fi ma tàmbalee sànq tontu la ci laaj boobu nga laaj parce que wax naa ne ba waaj a defee kiiwam te waaja ñun sa jamono ñu ngi doon def ay émission di tudd turam mais il était vivant mais dafa génn àdduna moo tax waaw am bi ay doom ay sët yoo xam ne doonuñu ci dara par respect pour sa mère moo tax ñu tudd ko mais ragaluñu ci kenn de alors ba mu waxee wax sa conférence de presse am gaaruwaale Touba gaaruwaale Tivaouane ne bokk nañu ci li tardel jeunesse bi ndax jeunesse yi dañ leen taarixa yi dañ leen conditionné ba ñu nekk des fatalistes maanaam ñoo xam ne dañ ne yàcc rek di xaar lépp ci yàlla waa ji wax loola ci la Latif Diop nag interrompre ko organisateurs yi ne ko non c'est prévu fin wu exposé bi day am débat mu ne du ma ko bàyyi mu fin na arrêté waxam parce que waxi franc-maçon lay wax waa ji jóg nag man ngay accuser franc-maçon tegante dënn jàppante boobu ñu ngi toll ci suñu diggu ndaw en 85 xeex yu metti sànnentey 16 takkadeer yi dugg fa conférence ba yàqu sa ëllëg sa à notre grande surprise ñu gis ci journaux yi boobu ñetti journaux rek a fi ne woon mu di le quotidien gouvernemental Le Soleil il y avait sa naataango bi ndem si yàlla si Mame Less Dia un journal satirique et le doyen Boubacar Diop ñu gis ci presse bi ne waaja porté na plainte Latif ak Jamra pour diffamation et injure publique parce que dañu taxaw publiquement ne information la ñu ne comme que noonu la da nga ñuy déclarer guerre di nga lor say mbokku tarixa parce que liste 95 francs-maçons sénégalais bi ñu yor dinañ ko génne te génne nañu ko pour tontu waaja ci doon wax léegi waaye xam nga liste bi maa ngi ak moom ba léegi danaa la ci yónnee copie am na ñuy dund am na ñu tuub 80 am na ñu tuub kon mën nga ci dugg après nga tuub am na ñu dem tuubi ci sëñ Abdou Lahad am na ñu dem tuubi ci sëñ Abdou Aziz Dabakh parce que bu yàggul dara ci ginnaaw am na koo xam ne nee na moom bokkoon na ci mais après dafa tuub dinaa ñëw ci loolu alors pour leeralal waa ji wan ko ne ñun kenn feesul suñu bët xaala laahu xaala rasulullah rek alors ñu ne ko yow da nga ñuy déclarer guerre baax na à la guerre comme à la guerre xam nga nu ñuy def dañuy jël ces 95 francs-maçons def liste 30 30 35 xam nga muy ñetti liste liste bu ne ñu tiré ko des milliers d'exemplaires daal di woo jeune Jamra yi daal di leen dénk liggéey bi si ñetti jàkk benn bi mooy juma Alaaji Rawane Mbaye bu nekk Blanchot beneen bi grande mosquée beneen gi jàkk Alaaji Ousmane Diop Yahya bi nekk dégg nga Alaaji Yahya Diop bi nekk Gueule Tapée ñu ne leen bu ilimaan bi sëlmalee rek taxaw leen ci bunt bi distribué ilimaan bi daal dafa ne salaamaaleykum rek xale yi commencé mais ku lii rek daal ne diw ci la bokk diw ñooñu du ma tudd seen tur parce que am na ñu tuub diw ji mënul continuer am na ñu tuub ak ñu kii ak def ko lan mise à jour ma ñëw loolu dinaa ceeg alors si liste bi 85 soriwul ñu bari ñu doon dund ñu ngi may dégg liste bi nit ñi di ko fob di ko photocopier di ko maye seen koñ première liste bi 30 francs-maçons sénégalais ba pare nag mu am ñoo xam ne parce que boobu portable amul téléphone portable téléphone fixe la di bëgg rey suñu wayju ak i coup de fil pour la waaw man day dama bëggoon nga woo Latif yedd ko boo demee dañ ko intoxiqué rek lii du jikkoom nangam ak nangam man nag nekkuma ci liste bi waaye à suivre la def dafa def à suivre yaa ngi dégg alors bu liste bi demee ba jeex dañ def à suivre dëkk bi tension bi woon ci dëkk bi à suivre bi yéen a ko teyoon wala à suivre la parce que 3 listes la des na wax naa la ne 3 listes la léegi man xam nga lan laa bëgg yéen ñi nga xam te ne yéenay xeex boobu tey ji 83 ba bu fekkee ne am na fanweer yi dem nañ mu des fi juróom fukk tey ji ñooñu noonu ñi nga xam te ni tuubuñu te ñu nekk si di mbubboo diine ji ba ma bàyyi ma eggale dinaa ci wax man damaa bëgg yow tamit nga comprendre fi ma bëgg a waxee d'accord ñi nga xam te ne dañ ci nekk di mbubboo diine ji ñooñu d'accord naa pour ñu fësal leen mais ñi nga xam te ne tamit dañ ci nekk te mbubboo ñu benn diine am nañu droit dem def lu leen neex mais duñ la may foo duggee ci diine jàmbur ba kay na saxal mais ñi nga xam te ne dañ ci nekk nag ba pare mbubboo diine ji ñooñu kenn waru leen a nëbbal si laa jëm alors bu ko defee dëkk bi ne kur ci la ñu jóg nag def suñu première tournée nationale amul këru diine bu ñu tegul tànk wax naa ne ba ñu defee tournée bi am na ñetti kilifa diine seeni njaboot ak may dégg Baye Seydi Thiaw njaboot Seydina Limamou sëñ Muntaxa bi nga xam ne sëñ Abdou Lahad moo ko mandaté woon ne ko demal nga jàppale ji xale yi ak sëñ Abdou Aziz Dabakh bi ci def déclaration boo xam ne ba fii ñuy wax mu ngi ci YouTube bi di circuler alors donc tournée boobu kenn réeréwu ko mbir alors étape bi gën a daw yaram
ba ñu demee Jaxsaaw seeti sëñ Abdoulaye Sylla Ba ne ko franc-maçon yi dañu porter plainte procès dana am ñun dinañu génn liste 95 franc-maçon sénégalais mu ne waaw noonu la ko waxee waaw ñu ne ko léegi dañuy ñëwoon rek sàkku si yow ñaan mu ne da ngeen def conférence mosquée inachevé ñu ne ko waaw ci ñoom imam Mbaye Niang mu ne doo leen ma fi bàyyi te boobu mu ngi wéradi parce que en 85 il avait quand même 81 ans ñun ñu ne il est hors de question muy jógee Jaxsaaw di ñu fekk aéroport mosquée inachevé ñu naxanteeg moom toog ci bëkk néeg yi jékki-jékki rek rocceeku taal suñu oto dem waaye ba ñu demee aéroport ba ñu demee mosquée inachevé entre parenthèses jamono booba benn car moo fay dem caru Sotrac P8 curieusement gouvernement bi ne caru P8 yëpp panne benn warul dem tey pour nit ñi bañ a ñëw ci conférence waaye sénégalais yi ànd ak seen dogu paas jóge Pikine wàcce Patte d'Oie jóge Gueule Tapée wàcce Patte d'Oie bu ñu wàccee Patte d'Oie dégg nga dox parce que taxi clando amul woon dox ba aéroport fees del ñu jékki-jékki rek gis benn cortège ñu ne benn kilifa diine la ñu ubbi première porte oto bi ndeke sëñ Abdou Aziz la ak wéradem ñu ngi ko téye ci poqataan yi muy yagar yi ndekete ñëw na dëgër bopp daal di ñëw ñu jox ko micro bi mu ne sama yaram neexul sama déclaration lu gàtt la gouvernement bi laay waxal ak ñan làqatu ca gannaawam bëgg a xeex xale yii nga xam ne lii ñuy def taxawaayu soldat l'islam la ñun la waroon waaye mag nañu suñu mën demetul noonu li ma leen di yëgal Abdou Latif bii ngeen bëgg a sàkkal pexe bëgg ko loraange boo leen ko bëgg a teg def leen ko ñaar su dee convocation police tribunal gendarmerie def leen ko ñaar bu dee da ngeen ko bëgg a monété yóbbu def leen ko ñaar ndax loo leen ko def rek def na salaamaaleykum daal dem ñii di jooy ñii di xaalu alors jour procès ba pour tontu waa ji tribunal fees del boobu du woon fii Cap Manuel la woon du woon bloc de Madeleine Cap Manuel tribunal bu mag ba ñu toog 9h plaignant bi ñëwul 10h ñëwul 11h ñëwul ba midi moins président tribunal yi bëgg énervé jékki-jékki buntu yi ne tël maître Danon ngandim franc-maçon tubaab jóge Paris spécial pour défendre waaja ambassadeur Abdou Diouf moo ne tël dugg daal di xuus salle bi ne selaw mu xuus ñëw ba ca président tribunal bi sëgg mu déyanteeg moom gàdduwaat saagam génn moom franc-maçon waaw franc-maçon bu ñàngal dafa am ay yéen yoo xam ne ñu la toll mu daal di président tribunal bi jël micro bi li may wax seede yaa ngi ñu bare ngi fekkee woon nañu en 85 waaw xëy na ñàgg xawoon nekk tout tànk mais fekkee na ko am na ñu juddoogul woon alors président tribunal bi jël micro bi waaw mbooloo mi donc nous sommes au regret de vous dire que le plaignant son excellence monsieur Diou parce que ambassadeur la a décidé pour des raisons de convenance personnelle de retirer sa plainte contre Jamra. Par conséquent, nous sommes obligés de déclarer l'affaire opposant Jamra et Abdou Latif Gueye à Diou pour diffamation et injure publique et classée sans suite. Rek sal ba toj Allahu Akbar takbir yi président ni attention fi du gàmmu Tiwaawan ak Magal Touba gars yi nag suñu yoon victoire de l'islam la gars yi jóg gunge Latif à pied tribunal bëggal tam alors li tax waa ji retiré plainte bi nag ñun bañ ko gëstoo liste ba numéro 2 beeg numéro 3 bi état bi bëggul mu génn ndax sinon Sénégal tukki ay tudd yu ca nekk Jean Collin le tout puissant secrétaire général à la présidence moo def pression ca waa ji retiré plainte donc songo boobu mooy songo bu jëkk bu franc-maçon yi songo woon Sénégal kon nag loolu Abdou Diouf la fi fekkoon xeex nañ ko ba am ci ndam Abdoulaye Wade ba mu ñëwee pour wan la ne ñun Jamra mosu ñu soppeeku régime bu ñëw taxawaay ba nga ñuy fekk fa nga ñuy fekk booy dem fa nga ñuy bàyyi Abdoulaye ba mu ñëwee ñu yëg benn ministre bu xëy rocceeku dem Genève daal di signer la convention des 66 ce sont les 66 états signataires pour que Ban Ki-moon qui était à l'époque secrétaire général des Nations Unies daal di woote une assemblée générale des Nations Unies pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité ministre sénégalais baa nga fa toogoon nee nañ signé na moom doontale ñun ci nguuru Ablaye Wade la ñu nekkoon Latif kilifa la ci woon parce qu'il était ambassadeur man amoon naa ci cër j'étais président de conseil d'administration waaye dañu fab suñu ndombal tànk sànni fële seet li neex yàlla def déclaration
ne Ablaye Wade bu dee sa ministre boobu moo dem signer à Genève la convention pour Sénégal bokk ci 66 états signataires yi parce que entre parenthèses xam nga Ban Ki-moon daf leen ne légalement d'après charte ONU mënuma woote assemblée générale ndax amu leen quorum 66 doyul moo tax homosexuels yi lobby yi milliardaires yi di corrompre ay dëkk pour seeni représentants di signer ñu ne Sénégal signé na alors ñu ne Ablaye Wade bu dee yaa ko yónni tooñ nga l'islam tooñ nga Sénégal ndax signé loo xam ni day wane ne Sénégal d'accord na pour ñu légaliser homosexualité loolu boo demee Sëñ Touba ak El Hadj Malick ils sont en train de se retourner dans leur tombe Ablaye Wade daal di jóg xataraayu yónni Bamba Ndiaye mu ngi may dégg il était le ministre chargé des affaires religieuses mu daal di yónni Koumba Gaye elle était ministre chargée des droits humains Ablaye ne leen la ñuy wax mu am ak mu ñàkk am yëpp dem leen ngeen weddi ko ñoom ñaar ñu def conférence de presse nee nañ Sénégal du signé tey du signé ëllëg Ablaye Wade nee na ba mu fiy jógee du signé la dépénalisation de l'homosexualité du Ablaye Wade dem Macky Sall la ñëw pour wal na ñun duñu changé Obama ñëw def ak moom conférence de presse le 27 alors xam nga d'après protocole état chef d'état américain buy déplacé wu en visite officielle ñaari services protocolaires yi dañuy liggéey li ñuy programmé woon mooy pour clôturer sa visite officielle président Macky Sall ak président Obama dañuy def conférence de presse commune ñu ne Macky Sall am na droit tànn ñaari journaliste yuy poser question Obama Macky Sall daal di tànn Tidiane Bari bu RTS ak Alassane Samba Diop bu RFM Obama ñu ne ko am nga droit tànn ñaari journaliste yuy poser question Macky Sall mu am ku mu tànn ku góor am ku jigéen ku mu tànn koo xam ne lesbienne la kuréel ya mu bokk ñun xam nañ ko kooku moo wax Macky Sall lu tax daganal loo ngóor jigéen moo posé Macky Sall question bu ñàkk teggin boobu waaw foofu pour wane nous on ne change jamais lu Macky Sall tollu Obama tontu Obama daf ko ne on n'est pas encore prêt ñu def conférence de presse avant Obama di ñibbi ñu dem Café de Rome def conférence de presse ne ko on ne sera jamais prêt parce que boo ne on n'est pas encore prêt ça veut dire jamono mën na dox ba am na bés ñu d'accord waaw ñu ne nag bu dee lapsus la monsieur le président ñu ngi lay demander nga corriger ko président Macky Sall daal di dem ITélé Audrey Pulvar questionné ko la même question mu tontu boo xam ne ça nous a satisfait parce que bële tontom bële neexuñu on n'est pas prêt on n'est pas encore prêt ñun nee nañ ko tant que Alaaji Malick Cheikh Bamba Cheikh Ahmadou Bamba Baye Niass Baye Laye seen martaba mu ngi fiy dox on ne sera jamais prêt pour légaliser l'homosexualité Macky Sall dem corriger waxam daal dina wéy yéen tubaab yi pourquoi vous ne pouvez pas laisser au peuple la liberté de définir leur propre législation en fonction de leur propre réalité culturelle yamu fa de mu jógee fa dem conseil des ministres def ci biir communiqué conseil des ministres mosul am Sénégal daa di ne notre ancrage dans nos valeurs culturelles et religieuses ne peut pas s'accommoder d'une légalisation de l'homosexualité alors wax ja jeex kon nag ñun régime bu mënti ñëw pour dalal xelu waa ji du ñu doo fees suñu bët ak teraanga yooyu ñu mënti jox itam du tere ñuy sàmmonteeg li yàlla bëgg c'est-à-dire xaalala xaalu sa Idriss Seck nag te lëmba coow liir lëmbee réew mi temps yi foofu tamit waa jaa ngi naan Jamra dafa tàmm di marche dégguñu ko ci ma ne ko effectivement marche nañu ci jamono Abdou Diouf contre les francs-maçons am ak ñoom procès gagné ko demoon naa ci sëñ Sidi Makhtar en 2011 vayu élection 2012 yi juróom scandale bu rëy ci dëkk bi ma dem wax Sidi Makhtar ne ko y a des lobbies homosexuels et maçonniques yu bëgg a ngemb benn candidat pour que bu faloo ndaganal ngóor jigéen xam nga rajo yi dañ ko génne mu jur coow ay droits de l'homme porté ma plainte suivre ngeen procès boobu waaja jour procès ba ñëw comme en 85 mu nekk ndam indirect pour ñun donc loolu ba mu amee dañu ne woon waaye boo demee dafa bëggoon Ablaye Wade rek a tax mu di ko def du Ablaye Wade jóge na fi est-ce que tax na ñun ñu bàyyi du ñu ngi xeex kon c'est pas lié à des régimes suñu taxawaay c'est pas lié à des chefs d'État suñu taxawaay c'est lié ak xaala laahu xaala rasulullah défendre alquranul karim sunnatul nabawi chariatul muhammadiya alors ba Idriss Seck yëkkatee coow na mu fekk mu tombé ci nguuru Macky Sall wax nañu waaw waa ji dafa suivre actualité wax nañu loo leen wax parce que def nañ fi ay marche jamono Abdou Diouf jamono Abdoulaye Wade def nañ fi marche pour la Palestine def marche mais bërki dem bi lay wax
alors def nañ lu ñu def Imam Massamba dañu séddoo liggéey bi Imam Massamba dafa dem Rewmi FM man sa naataango bu Sénégal yi invité ma ne leen dañu nekk ci dëkk boo xam ne kenn naataanalewul ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ay jullit lañ rax ci loolu nag suñu mbokk chrétiens yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk li ñu gëm c'est-à-dire dañu am une religion monothéiste ça nous fait 98% de croyants kon ku dal suñu kaw yaay toj ku ñu dal sa kaw yaay toj alors bu ko defee kenn réeréwul mel ne l'islam juróomu ponk yi mooy condition yi tax nit mën a wax ne jullit nga benn bi foog nga def shahadaat te comme que bu ñu nekkee tout tànk nekk liir yu tooy xep mënuñu ko wax dañu koy noddal suñu bopp bu dee dañuy jógee ci murtad bëgg a dugg ci diine ji dañ lay sa ashhadu nga ne ashhadu an laa ilaha illallah maa ngi seede ne yàlla kenn la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te Seydina Mohamed mooy ki mu yónni nga daal di dugg ci diine ji mu war a def deuxième ponk bi mooy ngay sàmmunteeg waxtu wi juróom ñetteel bi ngay joxe azaka boo ko mënee ñeenteel bi ci la ñu nekk nii sàmmonteeg weeru koor juróomeel bi aji màkka bu fekkee sa poos ak sa wér gu yaram may na la ko kon nag bu Idrissa Seck demee wax la mu wax dal di ne wax naa imaamu màkk ba ne ko alxuraan bàkka màkka newu ci bàkka moo ci ne daal di wax ne te bàkka étymologiquement ça renvoie à des pleurs par conséquent bu ñuy wax waxi pleurs xel day dem sur le mur de lamentation parce que xam nga c'est le temple du roi Salomon yonent Yàlla Souleymane temple bi bañ ko bombardé mur ba fa des mooy kaabu naaru yawut yi fa la ñuy jaamu alors mu ne kon comme que ça renvoie à des pleurs te kooku ñu ngi ko tuddee mur de lamentation alors qu'est-ce qui prouve que fa ñuy aji du fii fële la loolu mooy indi coow li et c'est légitime que jullit yi jóg parce que ñun Cheikh Bamba xamaluñu loolu Bamba xamaluñu loolu Seydi Hadji Malick xamaluñu loolu ma ne kon nag daf ñuy fàttali daaw jéeg nattu bi fi daloon professeur Oumar Sankhare ndax lu mel nii la woon dafa jógoon di diingat mihraj bi di indi ay wax scientifique naan c'est impossible un corps physique et cetera te yàlla dafa wax ni Seydina Mohamed ba mu demee fekk si ma man si 7e asamaan du ay gént la ma fa fekkee wala ay jeneer mu la fa ñëw directement alors donc mu négocier julli yàlla wàcce ko wàññi ko de 50 prières à 5 Sidi Kaba daal di ne daal di ko remettre en cause coow dafa jiboon ba am na ay këru diine yu yëkkati woon ay fatwa dal ci kawam taxawaay ba ñu amoon ci Sidi Kaba moom la ñu am ci Idriss Seck parce que ay mbokkam ay mbokku maa ngi naan Sidi Kaba ay mbokku Omar Sankhare dañu contacter Jamra Imam Massamba Diop mu ngi may dégg dalal leen ne leen daal lenn rek mën a dakkal coow yi parce que ñëpp ay nit lañu dañuy juum na Sidi Kaba jéggalu c'était difficile nag ñu nekk ak moom bras de fer ba mu d'accord dem 2STV ñu ubbil ko ay antenne mu jéggalu coow li fay waaw Idriss Seck rek dégg naa ne ñun ñëpp dégg nañ ne jéggalu na à partir de ce moment là marche bi waa ji di wax ban sens la ma jam la di marche waaw kon loolu parenthèse la woon rek ci mbir mi Ndiaga ñu ngi xamal ni virus tey nekk ci rajo bi ñu ngi ci télé virus ak mooy bëgg a sonal nee na temps bi jeex na dañuy tàggatoo rek di leeral lu tax du ñu tudd ay tur li tax du ñu tudd ay tur mooy ci réew mi la ñu nekk ñi ñu yàgg topp ci ay jamono am nañu dañ daan tudd ay tur mais réew mi réewum kilifa la ñu am ay kilifa ñu am lu ñu waxee ak ñun ñaareel bi moom mooy ñu bañ a tudd tur day gën sax si ñun parce que nag réew mi Assane Diouf daan na am 100 000 vies mais tey fàtte nañu Assane Diouf Sénégal dañ lay jay ba nga tudd tur waaye bu ñu la tëjee pare nañ si Barthélémy Dias fàtte nañ ko ci kaso bi Khalifa Sall fàtte nañ ko ci kaso bi ay ñoo dañoo engagé dañoo ñu engagé nga damay wax c'est-à-dire que Sénégalais yi mënuñu seen njaboot bu doon mën nañu seen njaboot fu ñu toog tudd ay tur mais dañoo am ay njaboot te soxla nañ merci beaucoup te ki ngay tudd turam dafa am njaboot te ki ngay tudd turam ëllëg dafa am njaboot foofu la ñuy wax affaire Idriss Seck damaa yaakaar ni jeex na man damaa jàpp ni ab jullit bu juumee ba jéggalu jeex na di la jaajëfal Ndeye Khady bu baax di jaajëfal maam Matar Gueye jàmbaar la waaw Sarr waaw d'accord maam Matar Gueye jàmbaar la damaa bëgg kuy défendre benn cause ba pare
def ci ay gëstu ba man koo layal te ci la nekk macha allah di wax grand frère am yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana mission bi mu tegoon moom Matar ci la nekk Mbaye di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Sénégal yëpp macha allah jërëjëf dañ toll ci tàggatoo Mbaye tàggatoogul ne waaw maa ngi mujjee tàggatoo yow muy mujjee yow yaa mujjee tàggatoo Mbaye tàggatool waaw di gërëm Mame Matar rek indi na ay leeral yu am solo li nga xam ni man mi sax jaxasoo woon na ci sama bopp bi maanaam wàllu franc-maçonnerie nga xam ni dafa jaxasoo ci réew mi nga indi ci ay leeral yu am solo maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant Ndeye Khady Thiam di sant Ndiaga sama xarit moom tamit indi na fi ay leeral yu rëy mais moom problème bi mooy ñemewul engagé wu maa ngi nuyu Soukay Camara depuis Londres Elisa ak waa kër Elisa yëpp di leen béggee ba jeudi incha allah di leen béggee jërëjëf di béggee tamit Babou Ngom moom ma nga ca SDE moom tamit nee na mi ngi doon suivre émission bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax lan ngay tëjee waaw balaa maa tëj rek di gërëm ñi intervenir yëpp suñu mbokk bi wax depuis Londres maa ngi koy gërëm may nañu bunt ñu leeral waaye na xelam dal fu marche amee rek amul problème dañ ko taxawaay kenn feeñul suñu bët di gërëm tam Mamadou Médor ak ñi intervenir waaw léegi tàggatoo bi dama lay defal benn scoop waxaguñ ko fenn ci presse bi moo di que fii may wax yow lobby maçonnique yi su ma nee sax lobby judéo maçonnique parce que juif yi dañu lëkkaloo ak ñoom fii may wax ak yéen na ko président Macky Sall dégg ñu ngi dajale ay milliards pour ngemba benn candidat boo xam ne franc-maçon yi ñoo ko nar a financé pour candidat bi taxaw na ba pare wala dafa war a ñoom ñu ngi ci gëstu candidat pour président loola waral nag tànn nañ wala tànnaguñu ma dolli la beneen scoop tànn nañ wala tànnaguñu tànn bi des na parce que ñoom ñu ngi werante entre deux personnes ñun xam nañ leen ba pare voilà yoo xam ne xam nga lu ñu bëgg ñoom utiliser Sénégal comme tremplin ouest africain pour nasaxal bépp force patriotique boo xam ne yàgg nga taxaw aux côtés de la cause palestinienne ñooñu la ñu bëgg a damm seen i tànk parce que fii la résistance bi ne au niveau de l'Afrique de l'Ouest instant yi ñu ngi xel ñaari candidats yoo xam ne deuxièmement li tax ñoom ñu bëgg un candidat franc-maçon pour 2019 parce que Sénégal jàpp nañ ne bu Sénégal nekkee ci seen poste rek Afrique de l'Ouest yëpp nekk seen poste def nañ congrès fu ne Afrique de l'Ouest mooy résistance bi te Sénégal moo nekk à la tête du combat la preuve ndam li ñu yàlla may ba ñu annuler leur congrès du 2 et 3 mësuñu gis le Grand Orient de France def une déclaration incendiaire saaga état du Sénégal saaga ñu ñun daal di ne du yem foofu mel ni temps colon dañuy continuer xeex xam nga nii la ñu defoon tooñ Cheikh Ahmadou Bamba tuumaal ko sosol ko fenal ko juger ko condamné ko tëj ko génne ko Sénégal waaw waxin boobu ñu doon wax ca procès Ndarba Grand Orient déclaration du 26 janvier façon ngi wax yooyu moo fi ne ba tey alors donc scoop bi mooy loolu na ko état bi xam la franc-maçonnerie en alliance avec des forces financières juives dajale nañ seeni milliards ñu ngi hésiter entre deux candidats pour seet kan lañ ciy financer mu damm tànki l'islam tas tarixa yi jox fi doole franc-maçonnerie ñu ndaganal ngóor jigéen ak avortement ñu ngi ci loolu. alors ndax mënoon ñu jox ay indice ci ñaari non diw la ak li may jeexal ci scoop bi nag dinaa la ko wax di nga ko xam incha allah dama la jox ay tur yu leer. waaye ñoom ñu gis alors maintenant taxawaayu Jamra te ñu ngi koy wax suñu baat ca kaw. taxawaay bi ñu fi amoon en 2012 parce que les candidats de 2012 m'entendent. Macky Sall ak may dégg ak yeneen candidats yi. candidat bu ne Jamra bindoon na la lettre. bu ñu benn plateforme bu ñu tuddee les 20 mesures d'urgence de Jamra alors ñu di ci wax suñuy urgence l'encadrement des talibés la modernisation des daara faire en sorte que 9 associations homosexuelles yi fi ne te état bi jox leen récépissé nañ ko dissoudre et cetera ñu di ko topp ak boobu ñu naan l'introduction de l'enseignement religieux dans les écoles et cetera ñoom ñëpp jot nañ ko te ñoom ñëpp bañ ko jotee woon en 2012 dañu defoon këru diine yi sensibiliser leen si étape bi gën a daw yaram mooy bi ñu cardinal Théodore Adrien Sarr recevoir mu ngi ñu recevoir le 9 janvier 2012 fii ci kii nu mu tuddati Notre-Dame des Victoires mooy cathédrale bu mag bi. il était accompagné staffam bi yëpp il y avait le vicaire général il y avait Paul Sagna il y avait abbé Léon Seck
ñu waxante ak moom mu rafetlu lool ponk bi ñuy wax ne introduction de l'enseignement religieux dans les écoles nee na lii rafetlu naa ko trop. parce que xale yi il faut que ñu tàggat leen dès le bas âge ñu armé woo diine pour que bu ñu màggee du lu ñëw rek mën leen këf. alors may yëgal ne nag loolu dinañ ko def 2019 bi mais waaye xam nga thème bi lan la. on demande à chaque candidat. nga déclarer ouvertement dans les télévisions et les radios que doo franc-maçon te bokkuloo ci franc-maçon yi. bekk candidat bu ko waxul. candidat bu ko waxul. ñun dinañ mener campagne contre les candidats qui refusent. de faire ça de dire qu'ils ne font pas partie des loges parce que Abdoulaye Wade. xam nga wax na lu leer. dafa ne. j'en faisais partie. mais je l'étais mais je ne le suis plus. Macky Sall bañ ko soññee. nee na je ne l'ai jamais été. Cheikh Alassane Sène. candidat la nee na man xaw ma sax mooy lan. noonu la ñu bëgg les 18 candidats ku ne na nga wax. waxal ne doo franc-maçon. bu fi waxul ne doo franc-maçon ñu dinañ jàpp ne franc-maçon. alors ma jeexal nag yàlla suñu borom dafa wax ni. ci alxuraan doo toog rek ne bokkuma ci. du la ci génn. am na baat bu mu wax. inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin hatta yuxayyiru maa bi anfusihim yéen askan wi seen nekkin du ma ci soppi dara tant que yéen jiituwu leen ma ci. pour soppi seen nekkin salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf am na solo loolu ma lay jaajëfal Ndiaga yow Mbaye ak itam suñu gan gu am solo gi nga xam te ni booba léegi ñu ngi nekk ak moom di leen jaajëfal di leen dig daje alxamis incha allah boobaa sama seex yaa Seyda Absa Fall dina fi teew ñu daal di nag indeeti beneen thème yeneen i sujet waxtaanee ko fi.